ak lu toll ci ñaari téeméeri ndaw yoo xamee ni daal dañoo am feebar boo xamee ni kenn xamul fu mu jógee ak lan la te ñu ci bari ci ñoom di ay nappkat ay picc ñoom mooy feeñ ci seeni yaram bi ñu demee fële ca poste de santé bu Thiaroye-sur-Mer nag gis nañ ñu fa bari nañu fa lool ñu teewlu ci reportage Habib Faye ak Modou Diop. gannaaw ba ñu jógee géej ndox ma ñu laal waral na itam ñoom ñu ne seen kanam yaa ngay futt ay piccantaan di génn ci seen yaram yi nappkat yu Caaroy géej yi ñoom xamatuñu ana na la ñuy def ndax tamit lii xamuñu lumu. waaw wax dëgg yàlla xamuñu lan la kenn mënu la wax aussi tamit lan la wax ji coow li bari na trop kii naan bato kii naan lii ak lii mais yàlla daal moo xam lan la en tout cas daal. lu nekk daal ñu ngi koy wax mais daal métti nañ trop. waaw moo leen nag wax dëgg yàlla war nañ leen delloo njukkal bu baax a baax parce que sonn nañ trop. moom sama yaram la jàppale moom mais affaire bi métti na de wóor na yàlla yàgg na lool non xamuñu ko daal dañuy tëmba teer ñëw mu dal. gannaaw ba jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér gu yaram ñëwee xool leen gouverneur bu Dakar ñëw na nemmeeku askan wi xool itam ana nan rek la ñu tëddee. waral na mu yee yàbbi ne benn site dinañ leen fa yóbbu ñoom ñi mu doon seen dalluwaay ñu mën a xoolaale feebar gi ana lan la waaye itam lii lay ndox mi di géej gi dinañ def ay prélèvement ngir ñu mën a xam mbir mi fan la jógee. comité de crise boobu di appuyé wu nag ci ay cellules yi nga xam ni benn mooy cellule technique boo xam ni dañ ciy gis waa docteur ñi nga xam ni ñoo yor santé mais également ñi nga xam ni ñoo yor pêche bi jël nañ toutes les mesures ba lépp lu nga xam ni wàllu sécurité la ñu jël ko wax nañu xale itam pêcheurs yi bu ñu demati géej fan yi le temps que ñu pare ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey. ba jamono yu ñuy wax ak yéen fii ci diwaanu Thiaroye-sur-Mer ci poste de santé bi askan wi ñu ngi dugg di génn ndax it la ko waral moo di jàngoro gu bees gu leen dal xamuñu ba léegi ana lan la waaye ba léegi ñu ngi am ay métit tax na itam ñoom jaaxle nañ ñu ne waaye autorité scientifique yi ñoom dugg nañ laboratoire ngir mën a saytu li nga xam ne moo di mbir mi ana fan la jóge waaye ba léegi lu ñu ci gën a mën a jàpp moo di weesu na ñaari téeméer ci ay ndaw yoo xamante ni géej la ñu jóge ñoom ñooñee ñi ngi am métit ak feebar bu bees bi. Habib Faye ab tension la ñu nemmeeku fële ca zone industrielle bu Mbao ca usine Senta ndaxte lu toll ci ñeent fukk ak juróomi employé la ñu fa dàq weer wi ñu génn te ñooñu nag fa mu nekk ni ña ngay réclamer seen i droit doon amal ab toogaayu ñaxtu ci buntu usine ba ndaxte ñoom nee nañ def nañ fa lu toll ci ñaar fukki at ci service loolu tax ba ñuy laaj daal ñu fay leen seen i droit waaye direction ba daal nee nañu daal licenciement boobu ci mbirum mu jafe-jafe ci wàllu koom la ñu ko wéer ci loolu dañ ciy teewlu seen porte-parole di wuyoo Moussa Sy ci micro Salif Sow ak Asmalik Diop. liggéeyal nañu Senta rey seen bopp def lu ne noyyi xam nga ñaata produits chimiques 36 produits chimiques moom la Senta di liggéeyee par jour différent 36 ba bari ñoom ñu ne confection la ñuy def fii amul ñaw fii amul lu ñuy ñaw der la ñuy liggéey. ñuy noyyi loolu pendant des années ñuy ñenn ñi am nañ ay cancer dee nañ ñenn ñi tension rey na leen ndax produits chimiques yi ñi fi dee ci personne kenn xamul nu mu toll. à notre grande surprise dañoo xëy un bon jour ñu ne licencié nañ leen yéen ñii yéenay dem te teguñu ko ci benn critère parce que fii am nay anciens yoo xam ne def nañ 22 ans 24 ans 26 ans. le 29 octobre lañ ñu dàqoon la ñu joxoon suñu lettre de licenciement. àndul ak xaalis àndul ak dara dama yaakaar na nag nit ki boo koy dax nga ne mesure économique la dafa war a fekk nga pare jour bi nga daxee nga taxañal ko lim ci am yëpp nga jox ko nga ne ko demal mais xam nga lan la ñuy wax amul xaalis nee na fii ak 3 mois la koy ñun nanguwuñu loolu. d'accord ñu loolu. lu ñu dégg nañ xam ne ñoom la bañuñu ba grève de faim fii la ñuy ñëw tëdd parce que amuñu dépense yu ñu def suñu kër bañuñu ba grève de faim laa la wax. ñu wax ci ab collectif bi collectif 480 ay ndaw nag ñoom ñoo ko seq di naqarlu jamono ji li gune yi di faq di jubal ci gaal yi ngir dem ca Espagne ñoom nag nee nañ dinañu amal ab doxum ñaxtu marche silencieuse boo xam ne dina leen yóbbu ba ca RTS ak i tamit ca place de la nation ci samedi bi ñu dëkkmal la ñu teewlu ci Saliou Ndiaye bokk ci collectif boobule di ci àddu ci micro Fatimata Touré ak Younous Diatta. ñu bëri ci ñoom ci ñu wax xayma leen ci ay plus de 400 ñi ne 500 ay ndaw faatu nañ ci condition yu méttee métti
ci faatu yooyu am na ci ñoo xamante ni ay xale yéen loo xamante ni ay xale mineur lañu ñoo xamante ni amuñu 18 ans et bi ci gën a yéeme mooy xale boobu nga xamante ni ñu ngi naan atam matul 14 ans ci situation boobu mu metti nag sénégalais yu bëri du ko ñaawlu beaucoup de familles sénégalaises ñu ne ci ab dëj endeuillé ngay dem ci ay villes côtières entières dëkk yoo xamante ni dëkku tefes la dëkku ndox la nga dugg ci kër gis fa fukki wala juróom ba juróom-ñetti nit yoo xamante ni ñoo bokk kër faatu ji daal ciy faatu nga am dëkk yoo xamante ni lu mat 50 personnes ñàkk nañ ci seen bakkan ci loolu nag ñu gis ci benn li ñuy tuddee indifférence ñàkk a jox cër bi nga xamante ni état du Sénégal autorité yi nga xamante ni ñoo war a régler problème boobu ñoom ñàkk nañ ko jox cër mbir moomu nga xamante ni tragédie nationale la. taa ñu ni kat jot na ngir ñu woote fii ci Ndakaaru benn marche bu mag a mag boo xamante ni marchum dëj lay doon c'est-à-dire que doxum naxtu boo xamante ni doxum dëj lay doon li ñuy tuddee procession silencieuse boo xamante ni képp kenn du wax mais pour marquer suñu indignation suñu mettital li nga xamante ni moo ñu naqari ci situation boobu ñu partagé ko avec des millions et des millions de familles sénégalaises. mbirum immigration clandestine boobu sax njiitu réew mi addu ci démb ci conseil des ministres Macky Sall di ñaax ministres yi nga xamee ni ñoo concerné ci problème boobu daal ñu renforcer dispositif de surveillance et de contrôle ci espace maritime bi bokk na ci tamit ci littoral bi gën a fexe ba mettre l'accent maanaam topp zone yi nga xamee ni mooy zone de pêche yi nga xamee ni lu ci ëpp foofu la ñuy déparé di wutali géej gi. campagne de commercialisation gerte gi nag dinañu ko ubbi ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre bi ki xibaar loolu di ministre de l'agriculture Moussa Baldé yokk si tamit di ñu xibaar ni kilo gerte gi fixé nañu ko ci 250 maanaam juróom fukk ci sunu xaalis c'est ça Mamadou Fall ñu jeexale ko ci installation président Idrissa Seck CSE ñu koy amal tey jii loolu nag di coïncider ak ñeenteelu anniversaire Fatoumata Mactar Ndiaye nekkoon fi ñeenteelu vice-présidente bu conseil économique social environnemental nga xam ne ki ko faatoon di chauffeur am bi di Samba Sow yoon daan ko perpétuité. tàggat yaram Boniface Ndong moom génne ab liste fukki gaynde ak juróom-ñeent ñi nga xamee ni daal ñoom ñoo war a teewal Sénégal fële ci éliminatoire yi nga xamee ni ña ngi koy amal ca Kigali Gorgui Sy Dieng nag bokk ci waaye nemmeeku nañ ci cadre yu ci mel ni Mohamed Faye Youssou Ndoye ak Alcess Badji Modou Fall dañuy dem bitim réew tàmbale ko fële ca Mali nag foofu syndicat bi nga xamee ni moo fa ëpp doole daal daanaka grève générale lay woote. waaw gannaaw nañu ko nemmeeku li nga xam te ni ñetti fan yoo moo amoon foofu ca Mali ànd ak dal ci faatu ki nga xam te ni moo fa nekkoon njiiti réew di Amadou Toumani Touré ci dencam taxoon nag dëkk ba yëpp daje ànd waaye loolee mel na ni dakk na ndax syndicat bi fépp doole woote na ab grève bu illimité ne nañu banque seen yoxo daanaka rek Mali ñu jàppoon ni li nga xam te ni moo di crise politique dafa amoon kon grève boobu lay day gën a taral mbir yi dañ ci ànd ak Fatoumata Touré. ca Mali gannaaw ba ñu amalee ñetti fanu deuil national jagleele ko ki nga xam ni sax moo fi nekkoon seen président de la république Amadou Toumani Touré daati rek dëddu àdduna ci fan yi ñu génn mu amaat nag beneen réalité sociale wante tamit politique bu daati rek jàkkaarloog seen kanam syndicat bu njëkk ca Mali ñu nankaan UNTM ñoom nag daati décrété li nga xam ni moo toll ci 72 heures de grève di ñetti fan yoo xam ni dañuy rek daati banque seen yoxo ñoom nag daati woote ngir bépp liggéeykat rek daati bañ a dem liggéey yi ndaxte ñoom dañoo jàpp ni seen ak seen yelleef dañ ko rek daati salfaañee ki nga xam ne sax mooy seen jiit di Yacouba Katilé teg nag ci table bi ñetti revendication ñetti yooyee nag ñu mun ci rek daati lim benn bi rek mu ne nañu respecté li nga xam ne moo di cas ñi nga xam ne rek dañuy woowee ay travailleurs compressés ñoom nag ñu tegaat ci nag ni lépp lu ñu bëgg mooy ñu daati harmoniser li nga xam ne rek moo di grille indiciaire bi nga xam ne nag fonctionnaires yi ñu ngi koy rek daati jëfandikoo nekk harmonisation des primes et indemnités ñu daat koy rek jagleel yenn catégorie fonctionnaire yi nga xam ne sax dañoo gis ni payoor bi rek dafa daati am écart bu baax a baax. Touré nañ jàpp ci Éthiopie foofee Croix-Rouge bi daal dinay génne rapport
nee na la fa am nag lu doy waar la gannaaw ñetti ay bés rek yoo xam te ni nemmeeku nañ ko fa ay xeex ca Tigré moom Croix-Rouge jàpp ni lu tollook ay hôpitaux nga xam te ni ñi fa am ay loru dañ fa fees dell ba mu xajatuñ fa ay lal couverture itam ak nga xam te ne mooy wàllu garab lu toll kon ci ñeenti téeméeru doomu aadama am nañ ay blessures yu garaaw a garaaw te loole rek nee na ñu ngi ci jamonoy mbas foofee ca Éthiopie ca République démocratique du Congo foofee kon jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram gi yëkkati na ay kaddu nii li nga xam te ni moo di kon Ebola gañ fa nemmeeku woon mu di fukkeel ak benn épidémie jeex na moom Eteni Longondo mu ngi ko xamle rek ni ki démb nee na nag boobule épidémie di Ebola faat na ci lu tollook juróom fukk ak juróomi doomu aadama ci téeméer ak fanweer yu ko amoon moom nee na li nga xam te ni moo di Ebola bi kon xaw na sonal seen dëkk loofal ko lool waaye waa États-Unis ñoom la ñu gis rek nee na kon loolee dafa waroon jeex ndaxte dañoo laloon ab business ci Ebola jàpp ni mbuxum ak yenn mbir yi ñoo ci ne dégg ngeen kon jëwriñ jooje ci suñu xibaaru nasaraan si ca Cisjordanie foofee palestiniens yi ñu ngay ñaawlu li nga xam te ni moo di Pompeo amal na ko di ab visite ba mu dem ci ab colonie di xàll goo xam te ni dañoo jàpp ni jaarut yoon rek te yëwut ne fa moom secrétaire d'État américain bi nag jamono ji mu nga ca Proche-Orient ni ko fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre boobule visite nag kon mu yóbbu dem ca colonie bi nga xamante ni foofu la sàngara si di bàyyeekoo jëm Europe ak États-Unis palestiniens yi ñaaw lu ko lool décision bi nga xamante ni moom la États-Unis jël mu di kon jëlee ñaari junni soldat ci Afghanistan ni ko fukki fan ak juróom ci weeru janvier loolu kon jàpp nañ ni lu baax la taliban yee ko yëkkati nee nañ rek kon boobule décision Pentagone dana tax rek li nga xamante ni moo di xeex ba fa am foofee ca Afghanistan mujj jeex ndaxte Pentagone moom nee na ñaari junni ak juróomi téeméeri soldat la fay ba fileeg janvier 2021 mu nekk nag contingent bu ñu nemmeeku bu gën a néew ci ñaar fukki at yi ñu génn Donald Trump dàq na ki nga xamante ni mooy njiitu agence gouvernementale bi nga xamante ni mooy yoroon wàllu kaaraange ci wàllu élection yi Chris Krebs moom nag la mu def rek moo di daal di dindi mbooleem accusation bi nga xamante ni moom Donald Trump defoon na ko ci élection présidentielle yi ni dafa am ay fraude yoo xamante ni rek moo mujj may ki nga xamante ni moo di Joe Biden ndam moom ki nga xamante ni moo jiite woon agence bi ne loolee amul loolu tax na kon njiitu États-Unis daal di koy dàq États-Unis googee daal di nay jëlaat ndogal kon avion bi di Boeing 737 Max nga xamante ni ñaari at a ngi nii dawul woon jël na ndogal ngir mu dawaat moom nag avion boobee dafa amoon ay accident yu bëri yu mu defoon rek ba lu tolloog ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benni doomu aadama ñàkk ci seen bakkan ci diirub juróomi weer loolee nag jàpp nii rek moo tax ba Boeing di jaay waaye lañ ca jàpp rek nee nañu yeneen dëkk yi ñoom dañoo jël seeni matuwaay ngir xool ba xam roppalaan gi wér na ndax ñu mën koo tegaat ci seen jaww Cheikh Tidiane Diaw fii kon ñu yemale xibaar yu biti réew yi. jërëjëf Modou Fall Assouli moo fi gënoon a fees ci xibaar sànq yaa ngi doon laaj góor gi lan moo tax bokkul ci liste bi. waaw maa ngi ko doon laaj de parce que dama dégg si information yi nga joxe nga ne góor gi si jaay du ñëw. ah waaw lu ko waral wala kenn xamagul non sinon du moom kese sax. soo xoolee ñi nekk ci NBA bi moom la préliste bi njëkkoon génne moom bokkoon na ci Georges Niang nekk Utah Jazz bokkoon na ci ak Tacko Fall nekk Boston moom tamit bokkoon na ci mais là match éliminatoire ñu ngi ko nar a amal fin novembre daanaka ay 20 jours yooyu mooy tax saison NBA bi démarré te xam nga waa NBA moom suñu soxlaa seen joueur moom mënoo ci jot te ñoom ci fan yi ñu néew dinañ commencer seen training camp pour waajal ndorteelu saison bi nga xamee ni côté 22 décembre lañ ko moom melul ni football bi boo soxlaa non système bi du benn xam nga basket adduna bi FIBA moo ko ngemb mais ci compétition Coupe d'Afrique yi ñu def compétition FIBA la mais NBA nag ñoom ils sont dehors des juridictions de la FIBA dañoo autonome te ñoom ñoo ëpp doole FIBA ce qui veut dire que nag FIBA mënu leen contraindre ñu libérer seen joueurs pour ñu mën a bokk ci seen i compétition. Aïcha Bok, donc le Sénégal va devoir faire sans Gorgui Sy Dia. Merci beaucoup Cheikh Tidiane, c'était la deuxième tasse d'actualité de ce matin avec à la page internationale Modou Fall defe naa ne moom yeewu na Modou moom temps yi moom
il faut ñu jàmbal ko bii bu saaba kel. waaw am na ci solo de am na ci solo yittewoo nga ko de dafa mel ni solo asu yi may yëg daal su ma yeewoo naa ni daal jaawa daal dama ko wax ne ma nit du machine da ngay noppalu waaye Modou mbaadu loolu noonu li may yëg daal xam naa ni tooy daal lay nurool waaw yàlla baax na wala lu mu xeetoo ak lu mu xeetoo ñuy gën a jege janvier